dal leen jàmm seen biir émission tam-tam ñu am mbégte di àndaat ak yéen nag fii ci RTS 2 ci biir émission bi nga xamante ne moo di tam-tam tey nag di alxamis ñu fas yéene rek waxtaanee ñaari ponk yu am solo bokk na ci bu njëkk muy li nga xamante ne mooy ci biir rubrique enfance xale yi bañ delloo école le 25 juin ak tey delluwaat nañu ñu am nag dispositif boo xamante ne teg nañ ko ngir accompagner ko loolu lépp nag dinañ ko gis ci liggéey bi nga xamante ne rugi jot nañu ko defal ci reportage bu mu defee woon fii ci école bu nekk fii ci Dakar bu loolu weesoo nag ñu jàll nag ci wàccaayu tabaski bi ndax ñëpp xam nañ ne tabaski bi soreetul daanaka li ci des matul 3 semaines wala bu ko matee ci lay yem ñuy ñëw ci préparatifs yi te ku ne tabaski sa xel dem ci xar bi nga xamante ne moom la ñu war a rey ngir topp li nga xam ne mooy sacrifice suñu maam Ibrahima loolu it dinañ ko waxtaanee ci biir émission bi wante lu ko jiitu dañ ci ànd ak ki nga xam ne mooy Amadou Thiam ndax Amadou nag dafa gane si bees fii ci RTS 2 am émission bu am solo boo xam ne mu ngi ko fii def ñu koy wax nit ak mala kon ci émission bu tey bi dinañ xamale ak émission bu bees boobu di nit ak mala bu ko defee nag ñu jaaree noonu rek waxtaanee mbirum tabaski bi niki saa su ne dañu am ay invité ñoo xam ne dañu ànd ak ñun tey ñu ànd ak madame Penda Ndoye Samb muy directrice d'école ci wetam nag mu ngi toog ak ki nga xam ne mooy monsieur Siré Diakité moom nag éleveur la maanaam dafay yar ay xar kon mbokk yi lii mooy taxañ bi dañu dem régie ñu dellu si waat mën a tàmbali waxtaan bi. bisimila leen kon dañ leen di dalal rek ci géew bi nga xamante ne moo di tam-tam fas yéene waxtaan ci enfance ni ma ko junjee sànq Rougui maa ngi lay nuyu macha allah sa musóor rafet na sa cuub baax na sa verre baax na. merci Maymouna c'est très gentil waaye gis naa la nag dama lay jàppale rek. déedéet man mi maa lay jàppale sa rose moom. mais bettu ma la ndax xam naa ne ku bëgg xale yi moom nekk yaayu xale yi moom faw muy def nii. ngir xale yi bu ñu màggee. ñu mën a root ci yow mën a jël ci yow. waaw loolu da ciy am solo waaye tamit xale boo bëggee mu ñeme la da ngay defar ba mu baax nag. xaw a yaañ tuuti waaw ndax xale yi mën la ñeme. waaw kañ ñu ngi noonu kon enfance su tey maa ngi koy wax sànq le 25 juin dernier la ñu ubbiwaat école yi ginnaaw ba nga xamee ne ab diir toog nañ ko jànguñu ndax crise sanitaire bi nga xamante ne Covid bi moo ko waraloon. am na liggéey boo ci def ci reportage ak itam li nga xamante ne mooy évolution bi boobu ak tey. dëgg la mooy mun a ni nga ko waxee noonu la dañoo doxantu rek ba fi nga xam ne mooy école Souleymane Wade El Hadji Souleymane Wade nekk fële ca Liberté 5 d'ailleurs mooy ex école Liberté 5 ñu dem taataan fa nag élément bu am solo boo xam ne rek gis nañu dirigeant école yi gis nañu aussi élèves yi gis nañu enseignants yi ñu waxtaan ak ñun waaye tamit ñu ne loolu du doy dañuy dem tamit seeti kilifa yi ñu dem ci IA bu Dakar daal di koy jokkaloo ak moom mu daal di ñu yabalal ki nga xamante ne rek mooy madame Samb Penda Ndoye mu toogal leen fii IEF bu Almadi bu Dakar fas yéene ñëw rek waxtaan ak ñun ci li nga xam ne mooy retour des enfants à l'école ginnaaw bi nga xam ne mbas mi dugg na ci réew mi mu nekkoon loo xam ne tiital na ñëpp tiital élèves yi tiital parents yi tiital autorités yi ba nga xam ne ñëpp téye nañu xale yi ci biir kër yi waaye nag dañ ne jàng bi moom il faut que mu am parce que nag surtout élèves yi nga xamante ne dañu nekk en classe d'examen il faut que ñu daal di dellu école mën a doxal seen examen nu mu waree te ñoom ñii ñu takku ba dëgër fas yéene gunge élèves yooyu ci yoon yooyu respecter mesures barrières yi dalal xelu parents yi mais aussi may ndaw yi li nga xam ne rek mooy benn bagage intellectuel bu leen di gunge ndax ñu mën a am des résultats satisfaisants aux différents examens rawatina nag examen bi tax tey ñu indi fii madame Samb muy l'entrée en 6e te suñu xale yi sama xarit yi fas yéene tey dem rek moo tax ma gungee leen nii alors xam naa lu ñu def rek mooy ñu xool élément bi peut-être dellu si waat ñu gën a mën a yaata d'accord nañu dem xool élément voilà donc ñu xool élément bi El Hadji Souleymane Wade nag soo leen ko déggee mooy école Liberté 5 rek moo jàkkaarloo école bu mag bi ñuy wax IPG voilà école Souleymane Wade nag ñoo ngi ko sos dans les années 67 68.
dara manqué wuñu et jour rentrée bi aussi tam tout était ok am nañu thermoflash am nañu masque et élève bu nekk là aussi mën nga dem vérifier élève bu nekk jox na la ñetti masque. école bi am na ay dispositifs yu baax ci entrée bi di nga raxasu ñu jëlal la sa température soo ñëwee ci buntu classe bi da ngay raxasuwaat banc yi tamit distance yi mat na 1 mètre. bu ñu dugg see keroog ci école bi muy jàngalekat yi di élèves yi gis nañu benn dispositif sécuritaire xam ne permettre ñu mën a quand même dalal xale yi seen xel quoi. man sentiruma ci xale yi stressant ñu ngi jàng normal ñu ngi réagir normalement ci apprentissage yi donc kii bi pandémie bi kiiwul leen trop non c'est peut-être dû à leur âge mais psychologiquement affecté wu leen trop. lu ma mën a remarquer daal si xale yi daal ñoo noonu ak daal amuñu benn ils ne sont pas anxieux ils ne sont pas angoissés boobu ñu ñëw si école bi ànd ak noonu dal seen parents aussi tam indi na leen ba si buntu école bi. ñu xool le protocole parce que ministre dafa wax lu leer nañ su dara manqué ci protocole bi rek bu ñu ubbi école. loo am yow may ko yame ko mu naan nampalal ma xale. bon reprise bi c'est sûr que day am impact parce que toog nañu yàgg jànguñu donc il faut que mu am impact mais bon bu ñu leen sondé ci premier jour yi on a senti que quand même il y a certains élèves qui avec du répondant. xale yaa ngi góorgóorlu daal ñu ngi góorgóorlu ñu ngi ñëw ils sont réguliers ñu ngi ñëw bon espérons que ça va continuer ainsi. école mënul fermer tôt ou tard day ubbeeku et suñu jàngul def examen yi l'année prochaine on ne pourra pas recruter 500 000 enfants. mu ngi noonu ñoo gisandoo reportage boobu nga xam ne Rougui demoon na ko def ci école Liberté 5 muy école boo xam ne ñi dëkkee ci gox boobu ñu si bëri ku ci mel ni Bamba Diop xam naa yàgg na di foo ci cours école bi nga xam ne soriwul dara ak fi mu dëkk. alors Rougui élément bi gis nañ ko mel na ni am na lu am solo loo xamante ne faw ñu bàyyi ci xel te daanaka kenn ci enseignants yi moom la jeexalee maanaam mooy ne protocole bi lu ci manqué njàng bi du mën a am. gis nga ko te remarque bi sax defe naa ne def ngeen ko ci élément bi respecté nañu mesure barrières yi ba mu jeex tàkk école bi à l'entrée di nga raxas sa loxo ba mu set am nañu thermoflash am nañu gel hydroalcoolique mu nekk à la disposition des élèves et des enseignants am nañu li nga xam ne tamit def nañu respecté nañ distanciation yi salle d'isolement sax am na fa dugg nañ ci yooyu yëpp gis fi nga xam ne tey jii bu amoon benn cas suspect wala ñu gis jafe-jafe ci xale wala température bu xaw a yéeg wala yooyu signe bu mu ci mënti doon rek dañuy isoler malade bi balaa ñuy wala suspect bi balaa ñuy avertir ñi nga xam ne rek ñooy autorités sanitaires yi donc pour wane ne rek monsieur Bayla Wane qu'on salue au passage mu nekk un directeur d'école vraiment exemplaire très disponible ndax ba ñu ñëwee ubbil nañu ay buntam waxtaan ak ñun wan ñu lépp loo xam ne rek suñu liggéey soxla woon na ko foofu nga xam ne mooy école bi looloo taxoon nag tey sur le plan pédagogique aussi li nga xam ne mooy stratégie yi nga xam ne mën nañ ko mettre en place mesures yi peut-être dina si ñëwaat ci yeneen écoles yi nga xam ne ñoo nekk Dakar ñoom ñi écoles yi ñu uuf waaye tamit stratégie yi bëggoon nañ cee dugg torop ndaxte tamit jàng bi ci la bokk respecter barrières yi ci la bokk waaye tamit jàng bi pour mën a terminer programme yi dañuy bàyyi rek ki nga xam ne mooy Penda Ndoye mu daal ñu ci ñëwal di madame Samb nekk fële ci IEF bu Almadies. merci beaucoup Rougui asalaamaaleykum Rougui maa ngi leen nuyu di nuyu Maymouna di nuyu Diakité di nuyu aussi sama beneen co-débatteur bi Amadou waaw di nuyu caméraman yi également di nuyu seen téléspectateurs yi tamit maa ngi profiter ci occasion bi également di nuyu l'IEF des Almadies Oumy Marie Bey parce que ci ndigalam laa ñëwee toog fii te aussi école El Hadji Souleymane Wade bi ngeen wane nii ci suñu IEF la bokk donc da ngeen waroon faral jigéen ñi aussi Rougui bañ a faral góor yi waaw bi ngay def reportage rek nga ñëw école Cité Diamalay damaa ràcc jëmale sama kanam ndax moo tax dëkkee Liberté ok loolu la génn rek moo tax feeñ na école bi voilà ba feeñ maa ngi nuyu également le maire de la commune de Yoff parce que foofu laa jógee di conseillère municipale nekk présidente commission éducation foofu
ma nekk ci école cité Jàmmalaay nekk fi directrice. loolu moo waral teewaay bi fii tamit maa ngi nuyu waa Jàmmalaay également di nuyu élèves yi ak enseignants yi ñu fa bàyyi yëpp. alors madame Samb man bëggoon naa justement avant ngay ñëw ci Rougui li mu yëkkati sànq muy stratégie ak pédagogie mel na ni tamit ci biir protocole bi boole nañ ci woon premier jour de classe bi. mu am benn leçon spéciale boo xam ne dañ koy defal xale yi jëm ci sensibilisation. sur le coronavirus. effectivement protocole bi école yëpp amee nañ ko directeurs yi amee nañ ko enseignants yi amee nañ ko. lire nañ ko xam nañ li ci nekk aussi ñu ngi essayer di ko respecter autant que possible. protocole bi aussi la sensibilisation bi du benn jour bi rek mais chaque jour dañu ne classe bi dafay commencer par une leçon de vie sur la maladie du Covid. chaque jour la loolu ñu jox ñu aussi suffisamment de documents yoo xamante ne yi presque dessiné nañ ko ci ba mu leer pour les gestes barrières la nga xam ne xale bi même bu fekkente ne liiru ko sax bu xoolee rek day xam ne man lii laa war a def définir ko ba mu leer aussi ñi am matériel de reproduction aussi ñu ngi fexe xale bu nekk am ko à sa disposition loolu aussi état bi def na ko état bi def nañ ko ci élément bi sax c'est ça feeñ na ci parce que naroon naa ko jël mi ngi sama sac mais bi ma ko gisee aussi dafa dalal sama xel parce que maanaam sama sac bi sori na mais documents yi ñu ngi foofu donc protocole bi ma nga fa ñu ngi essayer lu ñu mën pour respecter li nga xamante ne ni moo nekk ci protocole bi parce que présentement nii booy xool man sama secteur par exemple école yëpp démarré nañ man amuñu absence signalé ñu benn élève boo xamante ne bii ñëwul surtout amoon na ay malades mais jeexal ñenn ay ñu nekkoon confinement jeexal nañ seen confinement ils ont repris peut-être ndax mën naa répondre ci benn kii boo wax léegi nii parce que danga ma wax ne dans une école boo xamante ne bi dafa am salle d'isolement. Très bien. Pour ñu gën a prudent ci affaire salle d'isolement parce que booy xool école yëpp nekkuñu dans les conditions yoo xamante ne yi dañuy jël benn xale ñu ne da nga koy isoler parce que dafa malade nang poste de santé bi gën a jege dañu wax ne que ñoom nañ travailler en collaboration ak ñoom ak yeneen personnes ressources yoo xamante ne ñu ngi ci zone bi te mën nañ ñëw bokk ci comité de suivi bi au niveau de l'école man donc préconiser wu ma ñuy def une salle d'isolement dans l'école xale bi nu mu gën a gaaw ñu transférer ko nañ ko def parce que jox nañu ay numéro d'alerte aussi yoo xamante ne yi c'est à notre disposition presque chaque jour ñu jàllale ko ci médias yi nu ñu gën a gaaw évacuer xale bi ak nu mu gën a amee discrétion man loolu laay préconiser. alors Diakité gis nga waxtaan bi mooy dellu bi nga xamante ne xale yi dellu nañ ko école certainement parents d'élèves war nga am ay élèves sa kër ñu nekk classe d'examen wala sa jege ñaale boo xamante ne ay doomam ñu ngi nekk classe d'examen. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu ku ci nekk turam ak santam soxna Maimouna soxna Rougui madame Doy sama xarit Thiam maa leen di ziar bu baax fi mu toll fi feebar bi toll comme ni ko président waxee comme niñ ko gisee ci yeneen dëkk yi dañu war a jàng dund ak moom apprendre à vivre avec la maladie avec le virus Covid bi fi mu toll jaaxal na jamono tey dafa di loo xam ne ci kaw ñëpp la wàcc donc dafa jot ñu góorgóorlu taxaw jaamaarlu ak moom jéem ko daan te njàng mi aussi dafay benn élément essentiel boo xam ne ci réew xale yi mënuñ leen bàyyi noonu bu ñu farluwul ba année bi doon année blanche déwén 500 000 xale yi nga xam ne war nañ dugg école fan la ñu nekk déjà les moyens ne sont pas trop là ci yenn réew yi surtout ñun ñi nga xam ne ñooy pays en voie de développement yi léegi li am solo mooy li ñu tëral plan yi ñu tëral respecter mesures de barrières yi ñu sàmm ko di ko jàngale comme ni ko madame Doy waxee ci école bi mais aussi ñuy sensibiliser xale yi ci kër gi surtout parce que ku ci nekk am nga doom am nga rakk wala buy jàng ñun ñu dëkk ak ñoom nag ñoo war a delloo si au jour le jour chaque jour di ko bàyyi seen xel parce que xale yi itam xale la amaana fàtte da ko yomb ni mag di capter xale mënul capter noonu donc dañu leen di sàmm daal nekk seen ginnaaw di leen gunge. absolument Rougui ni mu ko waxee am na solo parce que da ngay la preuve ci li mu wax firnde li mooy ne bu ñu jógee école ñoom dellu si da ngay xool commencé nañu waat di génn di fo. ñu ngi ci terrain de football ñu ngi ci terrain de basket bu nekk ci bopp koñ bi il faut que ñuy veiller ci li nga xamante ne mooy mesure barrières yi ñu bañ di ko fàtte et surtout ñu koy wàccoo. booy seet ci élément bi xëy na génnul waaye man mi nga xam ne maa demoon ci jël taataani ko donc élèves yi amoon na chance côtoyer leen ci pet xam nga rek ni ma mel ak xale yi ku nekk ma laaj la yow
lan la maman digal lan la lay wax booy ñëw ci école mu ne nee na naa sama masque bu ma ko summi bu ma jege même récréation bi naa respecté distance barrière yi ma ne ko léegi kër ga nag naka la maman di def mbaa du la bàyyi nga def lu la neex mu ne ma déedéet su ma ñëwee rek def naan ma jël sa saag bi nga dem teg ko ci naaj bi nga dem raxas sa loxo nga dindi sa masque dinaa la ko fóotal léegi nga daal di raxasu ba set wala nga dem sangu summi yërey jox ma ne ko c'est très bien kon nag wane loolu day wane ne parents yi ci boppam ñi ngi coacher xale yi ci biir kër yi te daf ci am solo génn bi tamit buñ ci waxee rek ñoom tamit nee nañu xëy na am na ci ñoo xam ne mënuñoo ñàkk génn parce que même cours de récréation yi sax monsieur Wane mi ngi koy wax mi ngi ne xale moom xale la rek yenn yi mën nga leen koo tere mais am na ci yoo xamante ne buñ koy def sax duñ ko tey dañuy jékki-jékki ñi ngi bëre wala ñi ngi jaxasoo ci récréation yi mais ñoom dañuy jóg tout le temps di nekk en veille pour rek di leen séparer wala di wax ne leen yemal fii bu leen def lii bu leen def laa donc ci surveillance boobu aussi daf cee am solo dans la cour de la récréation et kër ga tamit noonu la parents yi di defanteek élèves yi tàmmoon nañu génn di football yi ñu góor ñi ñu jigéen ñi di foo ak yooyu noonu mais léegi parents yi ñu bari ñu ngi ciy veiller nag quand même bu baax a baax ba tax na rek mesures yi moom ñi ngi ciy góorgóorlu daal di leen gën a ñaax nag ñu gën cee góorgóorlu ndax taxawaalu bi ci mbedd mi tamit c'est pas conseillé ñi nga xam ne aussi dañoo nekk ci classe intermédiaire yi nga xam ne jàngeetuñu parents yi xam naa c'est l'occasion madame Samb dina si ñëw gën leen a ñaax ñooñu tamit c'est toujours des élèves te bu école ubbee tamit bëgguñu gis benn élève boo xamante ne amoon nga ci jafe-jafe wala amoon nga contamination wala yu mel noonu kon nag ñu gën cee veiller ñaax leen pour ñu gën a respecter li nga xam ne rek mooy mesures yi may mun a waaw alors madame Samb sànq ñu ngi wax ci li nga xamante ne mooy volet pédagogique bi xam nañ ne amoon nañ fi ci ay jamono cours boo xamante ne mu nga tuddoon instruction civique et morale après finalement ñu tuddee ko vivre ensemble su ma juumulee et là on parle d'apprendre à vivre avec la maladie mooy Covid bi est-ce que ci curricula yi wala contenu yi vous avez pensé à intégrer ça maanaam dimension kii bi ci mbas mi pour xale yi vraiment ñu mën ko enregistrer bu baax mu des ci ñoom bu baax. effectivement wax nga léegi wax ne que dañuy def une leçon de vie avant de venir le premier jour bi man la du premier jour bi c'est chaque jour affaire bi mu amee ba ñu war a reprendre aussi dañuy aménager waat emploi du temps yi alléger waat ka ba nga xamante ne bi dina répondre ak besoins yi nga xamante ne yi moom lañ am muy même stratégie aussi tamit bu fekkee ne maladie bi évolution moo lay wax yan stratégie moom ngay teg doo jël les mêmes stratégies dès le début ba léegi nii boo xoolee même de manière générale stratégie day changer kii wax na ko léegi nii il faut apprendre à vivre avec le virus boobu stratégie bu bees la parce que mënuñ toog continuer ndax gis nañ ne yeneen dëkk yëpp def nañ déconfinement te activités yi bari na si yoo xamante ne yëpp dafa paralysé wu woon donc comme activités yi reprendre nañ éducation bi aussi dafa war a reprendre parce que damay wax ne bu fekkee da nga tëj école da ngay tëj prison mais boo tëjee école tëjji prison da nga gën a accentuer dérive bi vers la prison donc école yi dañu war a ubbi stratégie yi nag dañ koy adapter en fonction du besoin comité de suivi ñi ngi dans les écoles man sama école am naa benn agent Croix-Rouge mi ngi foofu benn bàjjanu gox ma nga fa délégué de quartier bi aussi le premier jour ñëw na aussi pour encourager ñu loolu rek c'est quelque chose ak équipe pédagogique bi waaw parce que ci comité de veille yi dañu siy bokk parce que ñi nga gis ñooñu nga mën a travailler mais ña toog seen kër aussi mënoo travailler ak ñoom léeg-léeg benn parent aussi déplacé wu ñëw ne dama ñëw xool situation bi nangam xool disposition yi ndax c'est mise en place waaw wala ndax c'est respecté ou pas par rapport difficulté bi am mooy peut-être spontanéité bi xale yi am pour se regrouper ñun loolu la ñuy def séparez-vous ay xale lañ c'est un problème am na foofu mais c'est également ailleurs aussi la même chose séparez-vous respectez la distanciation nangam donc comme on est là pour ça dañ koy def voilà donc maa ngi doon junj léegi Amadou maa ngi wax naan waxtaan bi yow itam ci nga muy dellu bi nga xamante ne xale yi dellu nañu classe yi fas yéene jàng rugi ñu fàttali peut-être que ne conseil des ministres bi nga xamante ne moo romb mercredi 17 juin bii nii tamit am na ay dogal yoo xam ne président jot na ko ci jël lu ci mel ni wëyal jàngale bi ba le 30 septembre je pense bien waaw ak tamit rentrée bi tamit dañ koy yóbbu ba mois de novembre su ma juumulee le 5 pour le personnel administratif et enseignant et le 12 pour ndongo yi nga xamante ne ñoom ñoo war a jànge alors Amadou yow itam nan nga dundee mbir mi dellu bi nga xamante ne xale yi dellu nañ ko école pour jàng
waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp di la nuyu yow tamit Maymouna di nuyu téléspectateur RTS 2 yëpp bon di wax ni mbas mi pratiquement bu mu ñëwee boo xoolee ci domaine yëpp daf ci am loo xam ni daf ko ci da leen tardel waaw ci liggéey bi kon war na mën a am aussi tamit ci jàng bi mais bon pratiquement après ba scientifique yi suñu médecins yi xoolee xam nañ ni war nañu mën a vivre ak maladie bi kon après aussi tamit dinañ jaajëfal aussi tamit enseignants yi parce que ba président ne na ñu delluwaat ci classe yi pour jàngale automatiquement ñoom ñëpp dañu jugandoo pour mën a dem ñi nga xam ne sax dañu nekk ci région yi dañuy ñëw rejoindre site bi ñu leen wax fa la ñu war a daje pour dem rejoindre école yi pour jàngal élèves yi c'est vrai que ni xale moom xale la rek waaw bu ñu dajee foog des fois muy am ay fàtte comme que chaque jour li madame Mbaye wax dañ leen di fàttali affaire yi c'est très important aussi tamit ak aussi tamit école boo xam ni dafa am ay toilettes ay xale yëpp war ko bokk loolu tamit dafay waaw set bi da ciy am solo toujours ñu leen di ñaax di leen fàttali ni feebar bi ba léegi jugu fi donte ñoom ñu ngi ñëw di jàngi si sax waaye feebar bi jugu fi loolu tamit waaw dafa am solo aussi tamit ñu ciy bàyyi xel waaw jugu fi demagul ku yaakaar ne dem na itam xam naa ne da nga ko yaakaar rek wante demagul kon dañu war a gën a vigilant gën a am prudence maanaam ñu gën a moytu gën a fàggandiku ndax olof day wax naan fàggu moo gën faju Rougui ma bàyyi la rek xam naa laata ñuy jeexal nga wéy ak madame Samb. waaw effectivement Maymouna parce que tamit boo gisee ñu wax ci mesures barrières yi baax na tamit ñu wax ci programme bi fan ngeen ci toll ak yan bagage ngeen fas yéene yabee xale yi parce que xam ngeen ne ginnaaw premier jour yi xawoon nañoo tiit delloo si ngeen seen xel ba ñu ànd ak dal léegi nag li ci des mooy daal di dugal seen bopp li nga xam ne rek moo des ci programme bi ndax ñu mën a am des résultats satisfaisants aux examens. effectivement comme ni nga ko waxee noonu la li des parce que programme bi booy xool ñun balaa ñuy dem le 26 mars le 25 mars fekk presque 3/4 programme bi yëpp déroulé woon nañ ko donc tuuti moo desoon am na yoo xamante ne jeexaloon nañ ko am na yoo xam ne jeexaluñ ko bi ñu waree reprendre tamit dañu adapté waat emploi du temps yi adapté waat contenu yi ñu ne dañuy laaj école bu nekk wax ñu fan nga yem ci programme bi ñu def école bu nekk fi mu yem envoyé ko IEF ñoom ñu def seen synthèse ne ñu léegi yéen fii ngeen war a yem bu leen dépassé fii yem leen fii donc pour gën a alléger programme bi mu mel ni comme xale yi tey ji suñu leen naree évaluer si li nga xamante ne loolu lañ jàng loolu lañ leen di évaluer à actualité bi nga xamante ne bi c'est la maladie parce que examen tamit évaluation c'est les contenus mais c'est également l'actualité actualité bi Covid bi la chaque jour suñu xëyee dañuy def une leçon de vie sur la maladie les contenus aussi déroulé nañ comme ni ma ko waxee les 3/4 donc ce qui reste à faire bariwul loolu la ñuy nekk di yeggal ni tey sax toujours ci stratégie yu bees yi allégé nañ programme bi pour dalal xelu parents d'élèves yi pour dalal xelu élèves yi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci classe examen ñu ñëwaat nañ mais dañu ne classe bu nekk bu mu dépassé 20 élèves man 42 élèves laa amoon 41 ñoo ñëw kenn ki ñëwul dafa bàyyi daal en quelque sorte mais c'est pas du maladie bi mooy cause u bàyyeem donc 41 yi ñoo ñëw ñu am 2 classes bi 20 bi 21 élèves donc noonu lañ ko répartir benn classe bu nekk am na benn maître mu am un adjoint ak superviseur yi nga xamante ne ñi parce que bi ñu convoqué classe examen yi aussi personnel bi ñëpp ñooy ñëw parce que dañuy soxla personnel bi yëpp foog ñëpp jàpp si foog ñëpp jàpp si pour résultat yi ñu bëgg ñu mën ko am ñuy ñaan aussi xale yi yal na yàlla jàppale leen ba ñu am réussite totale parce que finalité bi yëpp loolu la gestion bi ça doit être axé sur les résultats su fekkee coono bi ñuy sonn yëpp pour résultats yi la donc comme ñi ngi sonn nii ñu ngi yaakaar ay résultats aussi di ñaan résultats yooyu yàlla jotal nañu sa résultats yi amin rek la ñu wax xam naa dañu leen di ñaanal élèves yooyu nga xamante ne ren dañuy def entrée en 6e di CFE wala ñuy def BFM wala ñuy def baccalauréat ñoom ñëpp dañ leen di ñaanal rek ñu mën a réussir seen examen tout en sachant que ni xam naa ne seen i diplôme moom bu ñu toogee fii ak ay at di ko fàttaliku moom duñu waaw duñ ko mës a fàtte te at bi itam duñ ko fàtte ndax atu mbas mi la ñu wax kon madame Samb dañ lay remercier bu baax a baax ci wuy si bi nga xamante ne ñëwoon nga ñu wuy si ko wante da ngay desandeek ñun rek ñu wëyal suñu émission tam-tam ñi nga xamante ne ñu door a jot kon ci canal 5 bu TNT wala canal 215 bu Bouquet canal plus Afrique seen émission tam-tam ngeen di seetaan ñu daal di dem régie dellu siwaat
ñu ñëw nag ci suñu deuxième partie émission comme ni ñu ko junjee sànq nag tabaski ñëw na ci weeru tabaski liñ nekk daanaka li des ñu àgg ci bëreetul ci noonu nag dañu fas yéene ñëw waxtaan ci li nga xam ne mooy préparatif yi buñ ne préparatif nag sañse yeeg yooyu ci la bokk wante li nga xam ne farata la ci ba tax ñuy tabaski muy xar bi yaakaar naa ne loolu moo ci ëpp solo dinañ ko waxtaanee bu baax a baax mais laata loolu dañ ci ànd ak ki nga di Amadou Thiam Amadou nag dafa gane si bees RTS 2 comme ni ma ko doon junjee sànq ci bopp bi am nag émission bu am solo boo xamante ne yaa ngi ko fii def muy nit ak mala seetaan nañu premier numéro émission bi ci week-end bi ñu génn muy nit ak mala tur bi déjà rek macha allah neex na te ku ko dégg itam da nga bëgg a xam lan moo dox ci diggante nit ak mala ñu bàyyi la peut-être nga ñëwaat un peu sur le concept ak yooyu ak tamit premier numéro bi ci lan nga ko accès woon. waaw effectivement merci beaucoup boo xoolee nit ak mala boo déggee tur bi rek ça veut dire que nit ki la ak mala bi voilà mais ñun dañu gën a accentuer wu ci relation wu nit ak mala waaw des fois di nga gis ay animaux mais ñi nga xamante ni ñooy yor nit dina yor benn animal waaw di ci liggéey mun na ko animal bi mun na ci liggéey 5000 francs par jour mais néew na ci def 1000 francs pour animal bi lekkaat wala jafe-jafe santé mag yooyu noonu. te di nga am na da nga dem ci yenn domaines yoo xam ni tey jii boo demee fu mel ni gendarmerie nationale. ñoom pourquoi gendarmerie nationale ñu jël xaj mu nekk seen compagnon. di leen jàppale seen liggéey. pourquoi gendarmerie nationale jël fas mu nekk seen compagnon di leen jàppale ci yenn liggéey yenn manifestation yi. ça veut dire que ni animaux yooyu dafa am lu nekk ci ñoom loo xam ne nekkul ci yeneen animaux yi xaj. comme xaj tey am na lu nekk ci moom loo xam ne nekkul ci doomu aadama donte doomu aadama am na intelligence boo xamante ne nekkul ci animaux yi mais dafa am ay animaux yoo xam ni dañu fidèle am animaux yoo xam ni dañu utile léegi nag relation boobu noonu entre nit ki ak mala bi loolu la ñu bëgg a gën a wane ci émission bi waaw par rapport ak yeneen affaires yi quoi am na solo bu baax comme ni ko Amadou waxee yaakaar naa ne suñu xoolee ci taarix sax bëri na ay nit ñu xam ñu ràññee ñoo xam ne saa su ne am na benn animal bu ñu àndaloon ku ci nekk ànd na ak benn xaj wala ànd na ak fas wala ànd na ak gëléem loolu lépp nekk lu am solo loo xam ne taarix moo ko wane te itam gis nañ ne mu ngi wëy ba léegi xam naa li ñuy def rek peut-être xëy na mooy ñu xool extrait émission bi nga xamante ne def nga ko muy premier numéro bi ñu dellu si waat mën a introduire kii di suñu invité di Siré Diakité. président RTS 2 mi ngi lay nuyu di la dalal ci émission nit ak mala. jërëjëf Thiam bismillah maa ngi à votre disposition pour répondre ci question yi ngeen ma bëgg a poser yëpp. président tey sama première question mooy lan mooy laadum fan la laadum jóge ba agsi fii génétiquement. waaw laadum dafa doon xar bu nga xam ni dafa rëy te rafet xar bu nga xam ni c'est une race améliorée bi nga xam ni dafa jóge ci Touabert donc ca njëlbeen ba au début des années 70 ñi fi njëkk a wax laadum mooy en particulier le vieux Sadassi de Thiès moo fi njëkk a wax ci moom lañ njëkk a dégg laadum moom il faisait au début un travail de sélection moom ak ay disciples donc soo xoolee loolu yëpp on peut dire que vraiment laadum bi am na impact bu extraordinaire ci économie Sénégal. merci beaucoup ñu ñëw ci suñu rubrique santé. asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki éleveurs yi plus spécialement dañu gis ni que dernière fukki at yi jàll maladie yi génn ci àddina bi yëpp moom la ñuy wax maladie émergente ci ay animaux la jóge xar dafa moom mooy rab mala bi nga xam ne moom moo gën a miin doomu aadama xar dañ ko yar ci biir kër xar dañuy soxla soowam xar dañuy soxla deram même ci jamono sax avant développement historique bi am ay yaxam moom lañ daan jël utiliser ko di ci def ay armes bi ñu commencé Tabaski ak léegi kenn xamul ñaata at la war naa mat junniy at ak ñeenti téeméeri at ak ñeent fukk ak lu topp
waaye mosuñoo dégg ba ni xar manqué na ci àdduna bi par contre am na fi ay rab yoo xam ne yi li ñuy rey xar ci tabaski du leen ci fekk te ñoom jeex nañu bu yàgg. nit ak malaa ngi noonu kon ñoo ko gisandoo man de j'ai beaucoup appris déjà avec extrait bi nga xamante ne moom lañ dagg ci émission bi Amadou te gis naa ne vues yi mu ngi yokku de ci YouTube bi. waaw ñaata vues nga nekkoon sax avant ñuy dugg studio 5. waaw bon yaa ngi woon ci ay 79 000 personnes ñi ngi koy doon suivre ci Facebook bi. en direct. ci suñu premier numéro kon ça veut dire que ni nit ñi. intéressé na leen waaw am na solo bu baax nga indi woon nag lu am solo muy xar. maa ngi koy wax sànq ñuy waajal tabaski bi te ku wax tabaski nag sa xel day dem ci xar. wante ren xam nañ ne dafa am contexte bu particulier maanaam crise sanitaire bi nga xamante ne dafa am déjà frontières yi dañ ko tëjoon ndax dinañ ko ubbiwaat pour ñi nga xam ne ñoo daan indi ay xar Sénégal ñu mën a gane si indi ndax ku nekk nga mën a am xar boo tabaskee. waaw li nga wax aussi tamit dafa am solo. mais bëggoon naa leeral tuuti rek par rapport ak suñu élément bi. absolument vas-y. comme bon lii docteur bi di wax. xam nga des fois da ngay gis sénégalais yi dañuy yor ay xar. ñu yar ko seen biir kër yi. waaw des fois xar bi dina am ay jafe-jafe. nga dem jënd dara rek benn garab ñëw pikiir ko. waaw 2 jours wala le lendemain nga abattre ko consommer ko. loolu bu fekkee yow maanaam doo ci technicien wala yow doo vétérinaire. soo ko comprendrewul mën na indi ay jafe-jafe ci santé doomu aadama. bon pour rek wax nit ñi que ni ñi nga xam ni dañuy yàgg di yar xar seen biir kër yi bu seen xar amee ay jafe-jafe balaa ñu ciy jël benn décision nañu woo ki nga xam ni mooy vétérinaire mu saytu ko wala benn technicien mu xool ko ba pare ndax fi jamono bi toll dañuy jamono bi ñu toll mooy One Health benn àddina benn wér-gu-yaram. bu mala yi wéree rek doomu aadama yi dañuy wér. su mala yi feebaree rek doomu aadama yi dañuy feebar aussi tamit. waaw loolu rek laa ci bëggoon yokku par rapport ak li nga wax. bon ministère de l'élevage ñoom je pense que boobu ba léegi ñu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib. te ñi nga xamante ne ñoo doon indi xar yi nii ñoom ñi ngi def vidéo de conférence entre pays Mali Sénégal Mauritanie Burkina Faso ñi ngi def seen ay vidéo conférence pour mën a xam naka lañ koy organiser pour xar yi agsi mais nee nañu ñoom mesures yu ñu jëlagum mooy que ni camion bu nekk dina am 3 personnes yoo xam ni mooy ànd ak xar yi pour indi ko fii waaw te lépp li nga xam ni da ko ci war rek ñoom dinañ ko taxawee ba xar yi agsi fii ba képp koo xam ni da ngay sénégalais rek waa di war a tabaski war a am xar aussi tamit nga mun ci jot xar comme sama invité bi moom Siré Diakité moom day jaay ay xar te moom aussi tamit xëy na jël na ay mesures ci côté boobu xam naa moom après dinañu leeralal ci secteur boobu li olof di wax rek naan tungu ne du teew ñuy nataal Siré surtout que ci biir élément bi ñu ngi doon wax laadum te yow moom ku la xam ne laadum lañ la xamee sama spécialité la waaw maa ngi nuyuwaat ñëpp di leen ziar bu baax tout d'abord avant may intervenir ci question bi ngeen may moom dama bokk ci benn association boo xam ne mën naa ne c'est l'association mère fii ci wàllum xar surtout ci wàllum laadum léegi ñu ngi wane suñu président ci élément bi jàll muy Aboukan moom moo ñu jiite ñu ngi koy jaajëfal di ko remercier bu baax di wax ni liggéey gi mu def am na solo parce que sonn na taxaw na mi ngi ci suba mi ngi ci ngoon mi ngi ci guddi pour élevage bi jëm kanam te loolu dañ ko soxla ci réew mi parce que càmm dafa bokk ci secteur clé yi nga xam ne ñoo mën a avancer le réew te dañ nekk ci ñu ngi lim ci réew yi nga xam ne ñu ngi en voie de développement baax na ñu góorgóorlu ci loolu ki ci tegu aussi mooy sunu président d'honneur muy sama maam Hadj Mansour Mbodj mi nga xam ne ñoom ñoo yoroon yëf yi ba tey mage dab leen ñoom abu jël ko ci ñoom ñun ñu nekk su seen suuf di leen jàppale ci liggéey bi waaw ci wàllum xar nag jamono yi passé wala at yi weesu ñu ngi ci woon ak sunu ministre bu jàmbaare muy sama maman Aminata Mbengue Ndiaye mu defoon ci liggéey bu am solo doon jigéen ju mën góor taxawaay bu rafet bu yaatu di ñu fekk ci terrain bi tout le temps yàlla dogal ñu jëlee ko fii macha allah liggéeyam rafet loolu ñu teg fi kii ku bees ku ñu am muy Samba Ndiobène Ka di ko xam ni mën naa ne ci ay at il est plus jeune mais dynamique
teg ci aussi di sàmm. waaw ba pare xam ko. loolu mooy avantage bi pël ak nag pël ak xar moom voilà waaw c'est une longue histoire. mu nekk ku dynamique ku yëngu ci affaire yi ku ko bëgg itam. parce que yëf yi xam naa ni nga koy dund. muy passion ci yow. day gën a yombal affaire yi. moom itam mu ngi ci bay waaram. te am nañu yaakaar daal ci moom di ko ñaanal yàlla yombal ko liggéeyam. alors man j'ai une question bu ma bëggoon a laajte rek juste avant xam naa Amadou ñëwaat si Covid bi maa ngi koy wax sànq ne dañ nekk si contexte boo xamante ne crise sanitaire la laal na ñëpp xam naa ne yéen di tamit épargné wu leen surtout que yéen da ngeen di def élevage ngeen koy def nekk ay entrepreneur nekk ñoo xamante ne dañoo jéemal seen bopp maanaam ay initiative privée ndax am na impact ci seen liggéey. waaw feebar bi Covid 19 bi ni mu laalee ñëpp ni mu laalee secteur yëpp noonu la ñu laalee. déjà au début léegi sax lañ commencé autoriser waat visite yi mais au début dañoo interdiroon visite yi carrément ci bergerie yi te mën naa ne bu visite amul jaay du am. koom du am. donc dina am lu mu wàññi bu baax a baax suñu liggéey mais nag sant yàlla ba léegi ñi ngi on a appris à vivre avec le virus. sensibiliser nañ nit ñi kuy ñëw tam di def visite di nga jël mesure barrière yëpp bu ñëwee ñii dinañ takk seen masque ñu respecter écart bi minimum 1 mètre nga def sa visite loo soxla nga bëgg nga jënd ko bon impact bi nga xam ni nag gën na kii mooy xar yi ñu doon jëlee si biti comme dañu baare woon frontières yi bariwul loolu njàngat gi ma ci jëlee mooy ñun daf ñu war a ñaax ñun sénégalais yi ñu liggéey surtout ñun xale yi dañu jàpp dama seetlu ni suñu génération bi dañu xaw a néewal tuuti doole élevage bi ak agriculture bi def ko liggéey goo xam ne peut-être ñi nekk ci région yi ñoo ko faral di kii ñun ñi nga xam ne peut-être ay Dakar waa lañu wala fii lañ juddoo yoroo fii waaw plus ou moins instruit ak yooyu mi ngi noonu defuñu ko daal joxuñu ko gëdd gi war te pourtant liggéey la comme yeneen liggéey yëpp waaw yàlla dimbali na ma jàng naa am samay diplôme mais amaana li ma yàlla dimbalee ci xar yi su ma nekkoon peut-être beneen liggéey boo xam ne peut-être am naa beneen qualification bu dul loolu mais ni ma yàlla dimbalee ci xar yi peut-être gisuma ko foofu donc di ñaax jeunes yi surtout ñu taxaw jàpp liggéey bi respecté ko teg ko ci yoon te xam ni mën nañ cee jëlee dara la preuve milliards yi di fi génn chaque année ñu koy jox ci waa sous-région bi di ko jëndee ay xaru tabaski bu ñu organiser woo mën nañ ko am fii il suffit ku nekk li may wax naan bay sa wewu tànk ku nekk fi nga dëkk rek bu fekkoon yaa ngi doon produit minimum 10 à 20 moutons tabaski yow ngay servir ñi nga dëkkal absolument buñ am ko na solo defoon bu baax léegi ñu àgg ci autosuffisance mooy li nga doon wax sànq am na solo Amadou Siré li muy junj mooy ne Covid bi ñëpp gis nañ ne daf ñoo jàngal Covid bi moom ay leçon donc chaque jour nga jàng ci dara léegi nag xanaa li ñuy wax kay mooy bu ñu génnee ci Covid bi post Covid nañu fexe ba li ci baax ñu téye ko ñu xool nan la ñuy def ba nga xam ne dina am jeexital ci suñu koom-koom am jeexital ci li nga xamante ne mooy avancement bi ñu bëgg mu ngi koy wax sànq agriculture élevage ak yenn yi nit ñi farataaluñ ko mais gis nañ ne maintenant de plus en plus les jeunes s'intéressent à ça am na ay entrepreneurs ñii ñu ngi yar ginaar ñii ñu ngi ci mbay mi ñii ñu ngi ut ay ni ñu koy waxatee sax mbirum élevage bu ñu yarul ay lapin ñu ngi yar ay xar wala ñu ngi yar leneen daal loo xamante ne d'abord xëy na day nekk seen passion mais après derrière dañ ciy am loo xamante ne moom la ñuy suturloo ñu wéy rek ci li nga xamante ne moo jëm ci mbirum tabaski bi ba tey. d'accord waaw Siré man bëggoon naa xam comme que yow bi nga xam ne ren yaa ngi jaay ay xaru tabaski yow yan mesure nga jël par rapport ak Covid 19 bi yow ak say clients ak xar yi ak ñi nga xamante ni ñooy say staff nekk ci fi nga xam ni mooy fi ngay jaayee sa xar yi. waaw pour commencer yëf yi da nga koy commencer sa bopp pour servir d'exemple ñi may liggéeyal ñëpp démb maa ngi ci waxtaan ak ñoom waxtaan bu am solo mooy ku ci nekk na nga respecter distance 1 mètre bi aussi ngay am masque mu am du savon ak benn liquide di am gel aussi ñu koy utiliser à tout moment bu visiteurs yi ñëw aussi wala jëndkat yi ñu bàyyi distance suñu diggante ak ñoom mën nga leen présenter li nga leen di présenter di wax ak ñoom ku ñëw aussi te takkul masque am ñu bu fekkee ni yoru ko wala kiiwul nga proposer ko jox ko masque mu soog a dugg ci enceinte bi ñu nekk ñu soog a mën a wax ak moom pour avancer.
je pense que ne loolu am na solo bu baax a baax parce que là déjà on voit que ne moom il est dedans il est plein dans la sensibilisation ndax bu fekkee ne nit ki dafa ñëw takkul masque wala indaalewul nga yëkkati jox ko yaakaar naa ne loolu lu am solo la mais bëggoon naa man surtout ñëw ci maanaam disponibilité man loolu sama préoccupation la ndax xar dina am ren. waaw am nañ ci yaakaar waaw am nañ ci yaakaar parce que suñu ministre mi ngi ciy liggéey lu am solo. bon li ma wax sànq rek Covid bi leçon yu bari na mais leçon bi ma gën a jàpp mooy dañu war a liggéey pour am autosuffisance en mouton en viande surtout laay wax te loolu dara du ko waral lu dul ñu jël élevage bi au sérieux ñi nekk ci yeneen secteurs yi itam ñu jël ko au sérieux parce que ñun ñoo mën a avancer loo suñu réew kenn du jóge fële ñëw duñ ci jàppale sinon dañuy liggéey ba dee rek jëlaat xaalis bi exporter ko pour jëndi ñëw di faj suñuy soxla. Madame Samba kon ci tënk daal Siré li mu wax mooy ne dërëm bi dafa war a des ci gaal gi. dëgg la effectivement maa ngi koy rafetlu. day wax ne que Covid bi lim ñu jàngal bëri na. lim ñu jàngal man lu ma siy wax mooy que ne problème bi c'est un problème d'éducation. même élevage bi c'est un problème d'éducation pour changer loolu il faut à la base ci école yi ngay dem pour nga mën a changer foofu parce que bu fekkente ne gisuloo la relation qu'il y a entre yow li ngay lekk ak ñi nga dëkkal ak sa environnement gisoo relation boobu lu dal mala bi dalay dal yow tamit il faut nga xam ne que mala bi bu feebaree yow nga feebar donc yow tamit war nga fexe ba mala bi wér pour yow tam nga mën a wér sa santé dafa dépendre foofu d'une part loolu c'est ci côté santé bi d'autre part aussi ñu ngi laaj ndax xar dina am wala déet mayam na il faut que aussi tamit tabaski bi booy xool day mel ni comme musulmans yi ñoom la gën a soxal su fekkee da ngay def benn activité tamit da nga koy def en rapport ak yow sa religion parce que su fekkee ne kër gi dafa am benn chef de famille mooy am ay jeneen ñoo xamante ne ñi itam ñi ngi fi ak seen ay soxna seen ay dooma yooyu 10 personnes war nañ mën a tabaski ci kër gi mais su xar amulee kenn na mën na tabaski yóbbaale ñeneen ñi ça c'est la religion may delloo sa xel yi jigéen yi aussi tamit parce que ñoom la gën a concerné góor yi ñooy jënd xar yi mais jigéen yi aussi tamit quelquefois dañuy fitnaal góor ñi ba nga xamante ne bii dutu nekkati day mel ni comme nekkul jaamu yàlla xanaa di dem di ut ay xar bugguma bii dafa ndaw nangam rugi maa bokkuloo ci rek boole ak sa jasneer bi nga war a sol fay ñëw bi dem marché ñëwul dàll yi xale yi encore xam nga loolu c'est un problème donc économique boobu tamit maa ngi siy ñaax jigéen yi di leen wax ne que bu fekkente ne situation exceptionnelle mesure exceptionnelle Covid bi ñëw na bàyyiwul kenn donc kenn ku nekk da nga si war a gis sa bopp nga xool yow lan nga mun a def pour nga bàyyi dara daal nga bàyyi dara parce que jéem a changer tuuti parce que Covid bi moo tax appel boobu laay lancé si tabaski bi par rapport ak religion bi par rapport ak santé bi par rapport ak économie bi aussi tamit bu dee li ñuy lekk dañ koy importer li ñuy faj aussi dañ koy importer mais bu dee li ñuy lekk dañ koy def fii li ñuy faj fii lay nekk tamit parce que bu ñu paree si agriculture bi mala yi loolu la ñuy dunde ñun mala yi moom la ñuy dunde donc mu mel ni un circuit fermé boo xamante ne c'est le cycle de la vie tout est lié il faut ñu gis rapport boobu relation boobu ñu mën ko sàmm mën ko protéger mën ko améliorer ñun suñ condition de vie parce que li ñuy def yëpp c'est pour l'amélioration de la condition humaine donc foofu la ñu war a tendre foofu la ñu war a tendre ni mu ko waxee dama ciy dellu si waaye tamit may mun a fi nga dugg dafa am solo lool parce que autosuffisance bi Siré daf si ñëw sànq ndax nee na jeunesse bi dañu war a gën a conscient xam ne dañu war a gën a impliqué wu ci li nga xam ne rek moo ñuy war a dundal parce que booy seet agriculture bi autosuffisance président de la République ci loolu la doon tendre mais ba tey xëy na desandi na léegi nag mu ñëw ci li nga xam ne mooy xar yi te nga sopp ko lool nag sànq ba tey yaa ngi laajte autosuffisance moo tax ma dugg si foofu bëggoon rek comme ni ngi ñaax jeunesse bi naan leen waaye nag du ma la wax dara ndax man maa ngi leen naan ci coulisses yi ki ma yor moom dafa bëgg xaar te bëgg ci bu mag donc man du ma ci sonn kon yow de xam naa génnoo ci jigéen yi madame Samba di wax ñi nga xamante ne dañu taxaw taamoo moom moo bëgg bu mag nopp bi nii na mel ak kii bi ni koy waxatee sa béjjén bi dafa xoosoo tànk bi dafa def nii moo ma ci gën a xër ci xar moom day tànn ba mu baax mu indi moom moo tax man du ma si wax dara damay noppi di ko seetaan waaye si dafa wax lu am solo mooy autosuffisance bi di ci ñaax nag jeunes yi te liñ leen war a ñaaxee bari na waaye bu dee ci contexte bi dama bëggoon rek mu gën a àggali li nga xam ne mooy penséem wax leen moom par exemple
am nga say diplôme nga dugg ci élevage lan la amour la wala ndono la wala lan moo la ci poussé ba nga dugg ci wala xaalis bi la. waaw soxna Rougui waaw posé nga question bu am solo mën naa ne yëpp dugg nañ ci benn dama juddu fekk samay waajur di sàmm plus particulièrement sama maam bu jigéen ma nekkoon ci wetam nag mu yar ma bëggale ko sonnoon ci aussi lool nekkoon ci ak moom yàlla dogal mage dab ko yëf yi nag wàcc samay loxo fekk maa ngi jàng ma di ci góorgóorlu ma dem ba benn moment aussi loolu passion dugg na waaye damay faral di wax naan passion su la ëppee doole day mujj doon business. dëgg la am na ku ko doon wax léegi. mi ngi noonu fléau laadum bi ñëw dugg si wax dëgg yàlla aussi ñu ci liggéey bu baax a baax ay nit a ngi ci liggéey def ko jël ko sérieux di ci tedd macha allah waaw loolu ñëw ñu nekk ci nag boobu ba léegi ma xalaat ni ak man ni ma ko gisee lii ma yore jëlee ko sa maam donnu ko su ma ko fi bàyyee di wuti leneen malgré maa ngi ak samay diplôme peut-être du demee ni ma ko bëggee comme lii maa ngi ci doon gis sama bopp boobu ba léegi maa ngi ko yor suñu borom aussi jàppale ñu ci ma ni naa ci lancé wu rek te bëri naa ci ay morom gis naa ay jeunes aussi yu ambitieux yu fi nekk peut-être des fois les moyens font défaut maa ngi ñaax aussi ku ci nekk boo amee ku mel noonu sa kër parents yi aussi des fois dañu desee gëm côté boobu waaw dañu yaakaar ni passion bi mënoo ci réussir te yàlla mën na def nag nga génn ci bu baax ñu jàppale seen doom yi bu fekkee bëgg nañ ko sonn ci ñu accompagner lañ ma ci gërëm ci de passage aussi samay parents bu baax a baax bu ma ci toll wala bi may débuté sama yaay ak sama papa samay seeni frère ak seeni sœur jàppale nañ ma ci bu baax ba tey yàlla dimbali ma ci mbir yi daal yaakaar naa ne gëm sa bopp rek la gëm sa bopp ci lépp loo xamante ne yaa ngi koy def gëm sa bopp ci passion bi ngay am ci yenn yi comme ni ko Amadou amee ci lépp loo xamante ne dafa ñeel mbirum nit ak mala xam naa Amadou ñu ñëw rek mottali ci émission bi si boppam en tant que tel parce que bu ñu ne nit ak mala sànq ba tey ñu ngi wax mbirum xar ndax tabaski bi oblige loolu moo tax soreetul léegi mu ñëw mais am na tamit yeneen animaux de compagnie ak yeneen race yoo xamante ne baax na peut-être xëy na nga dellu si tuuti jëm ci émission bi ngay def. waaw effectivement mooy comme li ma doon wax rek jot naa tourné benn émission boo xam ne maa ngi demoon centre d'instruction cynotechnique bu gendarmerie nationale mooy nuyu de passage de commandant Sambou mu yombalal ma liggéey bi macha allah boole ma gaayam yi ñu def liggéey bu mucc ayib defal ñu wan ñu fa ay démonstration li tax ñoom ñu jël xaj comme mu nekk seen compagnon ñu fekk fa aussi tamit ay élèves ñu poser leen ay questions pourquoi ñoom ñu am passion wu wala opté wu pour nekk maître chien maanaam yow sa liggéey du nekk lu dul rek di toppatoo xaj yi ñu ànd ak ñoom dem nañu ba aéroport international Diamniadio Blaise Diagne du moins ñu ñëw fa defal ñu fa ay démonstration wan ñu maanaam njëriñu xaj ci seen liggéey ak aussi tamit ñoom dafa am benn affaire bu bees boo xamante ni sax dañ ko intégré léegi parce que amoon na benn femme boo xam ni dafa réer ci nu mu tudd forêt classée de Mbao waaw ay mbokkam woote ci gendarmerie bi wax leen ko waaw ñun nag ñu ànd ak ñoom bu ñu ñëwee xam nga xaj dafa am lu ko yàlla may dafa am flair waaw waa këram dañu indaale benn kolom ñu jox ko xaj bi fóon ko ñu tekki ko mu dugg ci c'est vrai que loolu yàgg nañ ko gis ci ay ci film yi effectivement ñu topp ko ak caméra filmer ko mais ba dafa mujj retrouver femme bi fekk femme bi dafa ñëwoon di aji ay darkase foofu ba réer taxaw di xaar lu yàgg gisul ku ko génne foofu mais xaj bi moo ko mujj génne foofu ak waa gendarme yi gis nañ tamit ne ñi nga xam ne dañoo sëgg duñu gis itam am na relation tamit bu particulière bu dox seen diggante ak xaj effectivement ak c'est que en fait xaj dafa am lu yàlla def ci moom xëy na defu ko ci yenn mala yi parce que dafa am peut-être intelligence boo xamante ne maanaam am na ci ñenn mala yu bari nekk aussi tamit fidélité parce que da ngay gis nit mun naa ne sax da nga romb ci mbedd bi koo xam ni maanaam xelam nekkul ak moom mais mu am xaj di ànd ak moom xaj bi da koy topp donte sax joxu ko mu lekk wala mu naan da ngay gis toujours day topp ci ginnaawam fidélité
waaw dafa. ci biir émission nit ak mala lan leneen dañ ci mën a xaar itam parce que du xaj ak xar kese. non ginaar yi ci la ñu gëléem yi yeneen yi waaw. bépp espèce boo waaw dañu may un avant-goût kay bu ko defee ñu mën a gën a jaay. effectivement lii nit ak mala bépp espèce boo xamante ne rek animaux domestiques wala animaux sauvages. dinañ ko jël fekk ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci côté boobu. ñu waxtaan ceeg ñoom ñu expliquer ñu. exactement lan moo nekk ci mala bi parce que damay naan mala dafa am ay affaires yoo xam ne dafa nëbbatu ci moom tey mun naa def benn illustration rek lu ci mel ni yamb rek la yàlla fësal ñuy gis ni lem ci moom lay jóge mais tey animaux yu bari boo xoolee même bi ci écosystème bi dafa am lu ñu ciy joué tey boo demee ci àll bi tey benn médd bu deewee foofu di nga wala gaynde bi ñëw fàdd benn bûche lekk ko après da ngay gis que ni bukki yi dañuy ñëw foraatu lekk ñu toogaat tuuti mu décomposé nga gis tani dañuy ñëw lekk li décomposé mu desaat ay affaires yu tuuti xorondom yi ñëw nettoyé ko ba atmosphère bi set wicc yàlla ji taw foofu sax mais dafa am lu tax mu demee noonu mais yooyu noonu dafa am ay affaires yu ci làkkatu yoo xam ni dafa am ñoo xam ni waaw ñooñu seen xam-xam màcc na ci wàllu boobu ñooñu nag la ñuy dem seeti di waxtaan ak ñoom demoon nañu aussi tamit gendarmerie fii nu ma tudd caserne Samba Diéry Diallo fekk fa lieutenant Sow def ak moom émission ci fas yi waaw loolu aussi tamit xam naa dinañ ci ñëw incha allah ay surprise la incha allahu rabbi dinañ ko teg ci télé bi en tout cas am na solo dañ lay remercier bu baax Amadou Thiam di présenter émission bi nga xamante ne mooy nit ak mala fii ci RTS 2 ñu ko doon dalal tey ci biir tam-tam ngir xamale leen ak moom xamale leen itam ak émission bi nga xamante ne moom lay def fii ci RTS muy un mensuel wala bimensuel voilà donc chaque mois lay am ci RTS 2 ñu sant la gërëm la bu baax ñu bàyyi la rek nga remercier laata ñuy jox suñu yeneen naataango yi ñoom itam ñu mën a tàggatoo. waaw maa ngi remercier waa plateau bi ñi ma fi fekk ñëpp di remercier waa RTS 2 yëpp ci wax dëgg yàlla ni ñu ma intégré ci seen télévision bi di remercier aussi tamit sama invité ak aussi tamit disponibilité am ay xar ñu koy woo suba ba léegi naan ko ñëwal mais tout rek mu bëgg a participer ci émission bi ma koy remercier di remercier téléspectateurs yëpp waaw di la jaajëfal yooyu. merci beaucoup Rougui yow itam sant nañ la gërëm la bu baax ak sa tagal bi macha allah. merci Maymouna yow laa ko tuddee. waaw il faut mu yaañ ji. da nga koy photo kon après bind ci suuf waaw noonu laay def. tey moom dama koy photo daal di koy dugal. damay def rek lu dul remercier la yow ci sujet yu am solo yi nga xam ne rek yaa ngi ci taataan. di remercier Thiam bu baax ndax jëlee nañ fi xam-xam bu baax a baax. di remercier madame Samb bu baax moom tamit ci disponibilité am xaarloo nañu ko tuuti di remercier Siré. di ko wax ne rek xaar ñu man ak Maymouna ñoo ngi ñëw. ndax sànq ba tey mi ngi wax ci xarit waaye aussi IA dañ koy remercier bu baax muy inspectrice d'académie madame Fall Oumy Marie Bey mi ñu envoyé madame Samb ñu ngi koy remercier bu baax ci disponibilité moom tamit ak directeur d'école bi ñu demoon seeti muy monsieur Baylawan di remercier tamit rek téléspectateurs yi nga xam ne saa su ne ñu ngi bëggee émission Tam-Tam Maymouna. merci beaucoup Rougui madame Samb lan ngay jeexale di kontaan ci invitation bi rek ak connaissance bi parce que xamante du doy moom chaque jour kenn koo xam rek yokkute la maa ngi kontaan ci teewaay bi di leen remercier di ñaan télé bi aussi yàlla gën ko ful di remercier également le président de la République parce que témoignage bi mu def envers les enseignants yi li ñu def rek loolu la ñu war a def parce que mënoo dégg un appel patriotique nga toog di xoole loolu la enseignants yi def mais moom gis na ko ba mu ngi koy rafetlu daal en quelque sorte di remercier également le maire de la commune de Yoff parce que bi ñu njëkkee wax nañu reprendre fekk moom mettroon tout le matériel qu'il faut à notre disposition. di gërëm également Oumy Marie Bey di IF des Almadies au lieu d'IA c'est l'IF des Almadies waa inspectrice de l'éducation et de la formation des Almadies mu yore secteur Ngor Wakam ak Mermoz Sacré-Cœur ak Ngor ak Wakam waaw daanaka daal mbokkab lébu yëpp ñuy profité maa leen di remercier waa Jàmmalaay également parce que fa laay exercer woo cité Jàmmalaay foofu laa nekk merci beaucoup di kontaan ci émission bi di wax ba beneen yoon merci beaucoup madame Samba alors Siré Diakité yow itamit sant nañ la gërëm la bu baax may wax rek xam naa ñu jàpp sa tur bu baax xam ne fi léegi ay at moom dana bokk ci ñi nga xam ne ñooy yore càmm gi ndax ci mën nañu wax valeur sûre relève élevage bi ci la bokk. waaw madame ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp di remercier téléspectateurs yëpp di wax ni soxla nañu état bi aussi mu jàppale ñu ci vol de bétail bi
dafay élément boo xam ne sànq souligné wu ma ko mais daf ñu découragé nañ ci bàyyi xel bu baax. ñoo ngi ci naam mais buñ ko yokkee ñu jël. xam naa ne Amadou dina ci taxaw bu baax a baax. exactement boobu dama ko souligné wul woon. waaw maa ngi remercier samay waajur bu baax parce que ñoo ma gunge ba tey lii am macha allah. di remercier sama maam Hadj Mansour Mbodj bi nga xam ne mooy président d'honneur des éleveurs du Sénégal. di membre fondateur de l'ADAM. di remercier aussi ñi nga xam ne ñoo may accompagner ci liggéey bi. mu yaatu nag lool mënuma lim ndax ku lim juum. waaye ñëpp. parce que yàlla lu mu sàkk lu ne da koy wutal bopp tey amaana man maa jiitu mais li ko dëgëral mooy ñi nekk sama gannaaw. la preuve tey nekkuma fi may jaayee xar yaa ngi fa mais ñan ñoo fa nekk mooy ñi ma accompagner maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax aw ma seen fay. waaw yooyu itam ñu ngi lay jaajëfal bu baax di leen remercier bu baax ci disponibilité bi ak nangu bi nga nangu ñëw wuy si fii ci RTS 2 chers téléspectateurs yéen itam dañ leen di sant gërëm leen bu baax ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun ci tam-tam sur la RTS 2 may remercier man particulièrement ki nga xamante ne mooy Lamine Ara création mu ngi nekk fële ca rue 5 centre Ahmadou Malick Gueye bu bopp pour la tenue donc moom numéro mooy 77 557 52 84 ñu jox leen rendez-vous rek très prochainement pour une autre émission toujours sur la RTS 2.